jamono mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu dal leen ak jàmm ci xibaar digg bëccëg gi li ci gën a fës tey jii nag leen rek la jëm ci fàttalakuk dëdduk El Hadji Sidi Lamine Niass tey jii ñeenti fan ci weeru décembre atum 2020 ñuy fàttaliku heure nii niki kon waxtu wi ci atum 2018 ci la dëddu nekk nag bés bu tiis askan wekk ñi nga xam ne nii ñoom ñooy groupe Walfadjri di ko fàttaliku képp koo xam ne nii rek doon nga jëflanteek moom it yaa ngi ci yëkkati ay kàddu moom taxawaayu El Hadji Sidi Lamine Niass ndem si yàlla si nañ ci ñëw ci biir jotaayu xabaar yi ak ay gëstoo ay jotaay yu yaatu yoo xam te nii dinañ leen ko dëgtal ci kanam tuuti toftal ci li nga xam ne mooy xibaar yi biti réew li ci yéen kaay ñu xëyandoo la ñuy yëkkati jotaay bi ñaanalante léegi ñu faram fàccee. niki tey jii ci atum 2018 nekkoon na nag bés boo xamante ni bés bu tiis la àddina yëpp daal di yeewu séngam rawatina Sénégal groupe Walfadjri gannaaw ba mu dëddoo àddina ba mu El Hadji Sidi Lamine Niass tey nag ñu koy fàttaliku xol yi tooyaat rawatina ca banlieue ba ñu gisoon ne daal moom moo doon baatu askan wi di fàttaliku li nga xam te ni moom mooy taxawaayam ci wàllum justice waaye tamit lu jëm ci wàllum démocratie ñu teewlu seen ay kàddu ñu dénk teewlu wax Semedo. yàlla na suuf sedd si kawam parce que wax dëgg yàlla Sidi Lamine Niass icône la symbole la tamit ci Sénégal te am na révolution bu mu indi mooy wax na ni comme journaliste da nga war a indépendant mooy Sidi Lamine sa personne lay jiital ba pare dem taxaw wax li muy wax nit ñi fekk ci ko daan na def ay rassemblement yi nga xam ni wax dëgg yàlla pour rek dëgg tey ji boo waxee rek ñu ne Walfadjri c'est parce que am na ku ko liggéey tey jii bu ñu demee ba seen kii bi toll fii organe bi toll fii c'est parce que am na au préalable liggéey bu ñu la liggéey te defe naa ni Sidi Lamine Niass liggéey na ci liggéey ba nga xam ni ba instant bi ñuy wax ni ay disciples ñoo fi nekk di continuer liggéey bi. parce que tamit nit ki lenn rek nga mën a def la nga xam ni nit ñi duñ ko fàtte mooy nga def lu symbolique mooy nga jël benn tali monument wala benn kii nga tuddee ko. Sidi Lamine Niass daal waru demee noonu instant bu ñu toll nii parce que moom bu presse amee liberté dafa naa ne am na rôle bu baax bu mu ci joué. inna lillahi wa inna ilayhi rajiun di ñaanal Sidi Lamine Niass fee mu tëdd yal na ko gën a fu mu jógee te yal na nekk si wetu Seydina Muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam tey di jóge bi mu fi jógee Sénégal gi yëpp yëg nañ ko ndax jamono yi nga xamante ni fii la réew mi toll bi fa daan toll Sidi Lamine Niass daan na taxawaay boo xam da ngay gis ni franc-tireur la maanaam moom féetewul fii dafay féetewoo fi nga xam foofu la dëgg nekk. xam nga lu ñuy war a jëkk jël si héritage yu Sidi mooy dëggu nitu kaddu nitu gëm si lu mu nekk te gëm ni yàlla mooy joxe yàlla mooy xañ. kon si wàllu développement réew mi Sidi lu mu si joué waxuma ne kan joué wu ko si de waaye dina jafe nga gis ko joué si wàllu développement économique si wàllu développement social si wàllu développement culturel. mu ngi woon na ci fànn yëpp moom El Hadji Sidi Lamine Niass jëm ci li nga xam te ne tamit moom mooy mbirum diine ji amoon na taxawaay bu am solo moom ci këru diine yëpp tax na fële ca Touba tamit ñu ngi koy fàttaliku ak ñaan ak li nga xam te ni moom moo jëm ci dundam ñu teewlu ki nga xam te ni moom mooy Modou Matar Sarr ya fa taataan yenn ci kàddu askan wi andil ñu ko. moom moo ma tudde El Hadji El Modou Gueye nee na ma El Hadji ñaari yoon nga léegi bi ñu demee. nitu diine ku kawe la ko xam ne ñu bëri ci Sénégalais yi xamuñ ko mu gis ko ci Arafat léeg-léeg mu def tànku neen dox ci xeer yi bi ma ko laajee mu ne ma fii jàppal ne foo fi teg sa tànk rek am nga chance su teg ko foo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko fa tegoon. mooy Sénégal muy Sidi Lamine Niass bàyyi fi lu fi kenn bàyyiwul def fi lu fi kenn deful. te man ma topp ko am lu ma xam ci moom mu am loo xam contrat boo xam dama ko fekk ak moom waaye keroog bi may dem Mamadou Matar Sarr mi laa woon ne ko man de maa ngi dem mu ne foo toll ma ne ko maa ngi bàyyi mu ne ma ay papa ma ne ko li ma tax dem man xaw ma ko man dañ may programme rek ma dem
li taxoon ñu topp ko mooy liggéey bi mu doon liggéey Sénégal ginnaaw bi nga xam ne taxawal na Walfadjri ñun ñuy soppee Walfadjri mu doon koo xamante ni da doon xeexal ñu néew doole te ñun ñu bokk ci ñu néew doole ñi loolu moo gën a dolli woon a tax ñu ni ñu takku taxaw ngir dimbali ko. man moom en personne man lenn rek moo ma gën a neex si moom dëggu bi daal man dëggu rek moo ma neex Sidy Lamine te waxi démbam waxi daaw waxi renam ñoo méngoo. moo ci gënoon a fës mooy sëñ Bara Fallilou Mbacké nga xam ne moom xaritu boppam la woon. sëñ Sidi Makhtar nga xam ni moom la fi sëñ Mountakha wuutu mais ki ko gënoon a marqué nag mooy sëñ Cheikh Khady bu Darou Mouhty. mu demee ci sëñ Cheikh Khady fekk ko ak mbooloo mi mu yor ak lim représenté ci yoon wi mu fekk ko ci benn néegu ñax ñu ne ko néegu ñax bi ci la mës a dëkk ci tabax dafa ma ne lii mooy denrée rare lii kenn mësut koo gis Sénégal. ku bokkul ak moom tarixa ñoo bokk yonent bi mais li tax ñu bëgg ko mooy dëgg googu te dañoo dégg ay kilifa yu am tur ci réew mi def ay seede yu am solo ci moom mën nañ ci jël ku mel ne si Abdou Karim Mbacké moom suñu fàllu te dama dégg ci moom Sidy Lamine mu def benn seede boo xam ne nii ci Serigne Touba. suñu sëriñ suñu kilifa suñu aussi membre référence moom moo fi nekkoon di xeexal ñi nga xam ne amuñu doole ba groupe am bi ñu ngi ko tuddee la voix des sans voix ku ne xam li nga xam ne def na ko fi ci maam daara ba bu ñu doon wax témoignage ci El Hadj Sidy Lamine dañuy jëli maam nitu maam daara yi muy suñu sëriñ yu mag yi ñoo gën a xam kan mooy El Hadj Sidy Lamine Niass. naka noonu fële ca Kaolack tamit askan wi yëg nañu bu baax a baax moom moomee di Sidy Lamine Niass ñàkk nekk gi mu fi nekkul jamono ji gannaaw ba mu dëddoo ñuy ragal ne wala sax ñu yaakaar ne dina ku ko wuutu wala sax ku mel ni moom mën nañu wax ne daal mën nañ ko bañ a teel a amaat sax ku mel ni dina jafe loolu ngir ñu amaat ko ñu teewlu ci yenn si ay kàddu yu fa Alxasan Ba taataanee. man nag am naa ci moom lu ma takk lu bare loo xam ne lii nii yaakaar naa ni ku mel ni moom it nag dootu yomb fii ci réew mi. xam-xamam rafetoon na te ñemewoon na ci li mu nekkoon. te bari na ci ñoo xam ne ñii ci biir xam-xamam jàpp nañ ci ba am nañ ci ay jéego yu ñu ciy jëriñoo ci déglu ci ay waxam. ñaari at yii mu génn ci réew mi it rajo yeeg télé xam na ni Sidy nekkatu ci réew mi référence la nag Sidy référence la nag. mais Sidy Lamine dafa amoon may yàlla am boobu sax dafa feeñ ci moom ci dundam xam nga yeneen ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mosul bëgg ñuy toroxal doomu aadama Sidy Lamine mosul bëgg ñu toroxal doomu aadama Sidy Lamine dafa jaay boppam ba dem uyu ji boromam. li mu doon def yëpp pour défendre doomu aadama yëpp te bu fekkoon ne Sidy Lamine nag fi nekk kenn du fi nekk ban rajo tey mais ban télé nga gis mu mel ni Sidy Lamine jamono ju mu fi nekkee Sidy Lamine yombul. ñaari at yi mu fi jógee manqué nañu trop wax dëgg yàlla Sidy da lay xamal ci lu bëri. Sidy Lamine dafa nekkoon nit koo xamante ni moom ci dëggu lay dox ci mbir yàlla lay wax li muy wax yëpp da koo teg ci yoonu siraatal mustaqiim loolu yëpp manqué nañu ci moom daal. fi mu ñu féete woon moo ñu manqué tey Sidy Lamine daf ñoo yee ci lu bëri daal. ñun moo doon suñu défenseur. moo doon suñu défenseur ndax bi ci jiitu moom mooy télévision bii may wax ak yéen nga xam ne dafa waxoon ne moom mooy la voix des sans voix. su may wax daal mën naa wax ne Sidy Lamine Niass nit la koo xam ne ba ñii ñuy wax ak yow ñu ngi koy jooy. waaye li ma gën a marqué ci moom nag moom mooy su réew mi amaan ay jafe-jafe su addoo rek nit ñëpp danañ xam ne ñu ci diine wax na danañ xam ne ku bëgg Sénégal wax na kon Sidy Lamine Ndour ku ñuy fatt mukk ba ilaa yawmi diin. dafa dëgg woon askan bi doy ko nag. ku doyloo askan ku bëggoon askanam la ko askanam jaraloon lu ne wéet nañ ndax période bi ni mu demee nii bu fi nekkoon dana ekkati kàddoom wax te bu waxee ñëpp déglu ko ku ñemee wax dëgg fi ne nii ndax intérêt personnel moom nag da doon wax te yàlla rek tax seetul ku ko koñe seetul ku ko xeex te lim doon wax yëpp nit ñi gis nañ ko tey lañ xam lu bëri ci moom ba moo ne gannaaw lañ xam kiyatee Sidy. Sénégal man de xawma ku def lu toll ni moom. ndax xëy na éveillé na les consciences su ñu demee ba ay alternance am su ñu demee ba liberté de la presse aksi fii mu aksi tey kon El Hadj Sidy Lamine suyee na ci rôle boo xam ne wax dëgg yàlla man xawma benn nit bu ko suyee. à chaque fois damay wax ne bu 19 mars 2011 amutoon li ma leer 23 juin du am te yaakaar naa ne bu 23 juin amutoon tey jii. opposition bi duñ jël pouvoir bi ci loxo maître Abdoulaye Wade.
mu ngoog Sidi Lamine Niass dëdd na li nga xam ne moom mooy yëpp liggéeyam ba léegi mu ngi fi sax askan wi wéet nañ naam waaye nag lépp rek mu ngi ci xol yi ak xel yi negeek taxawaayam fii ci Sénégal Alhassane Ba. ñaari at gannaaw bi mu làqoo moom mi nga xamante ne joxoon boppam askan wi nekk baatu ñu amulu baat Sidi Lamine Niass Sénégal wéy di ko jooy lile di xew-xew yu mag yu weesu yu am ci réew mi duñu ne déet loolee amut ndax saa su ne askan wi nga xamante ni ñoom la doon dimbale saa su ne bu ñu nekkee ci ay jafe-jafe wala nekk ci ay tolof-tolof yuñ leen teg ñu ngi wéy di ko laaj ñu ngi wéy di ko laajte doon bàyyop ku leen mën a boot ci xeex yi mu doon amal yi nga xamante ni xaaru ci woon kenn xaaru ci woon lenn defut woon lu dul dooleem xam-xamam am-amam ak mën-mënam te xaarutoon am ci benn intérêt personnel kenn la woon wone na ko ci njàmbaaram ndax nekk ab soldat jébbal boppam askan wi di leen jooyal saa su ne lu ëpp ci dundam ñoom la ko jagleel daan fàtte boppam ngir xeex yu mu leen di xeexal Sidi Lamine Niass nekkoon na nit ko ku xelu benn médiateur international nekkoon na njiit mi nga xamante ni royluwaay la ndax bari na ci ay qualité yuñ koy bàkkee waaye dafa mel ni tey jii réewam jàngewuñu lu bari ci moom mi nga xamante ni mu ngi jàngee alxuraan ak làkk arab fi nga xamante ni mooy ci njabootu ñaseen bokk ci ñi nga xamante ni xeexal lislaam mën nañ ko loolu fës nañ ci loolu ba jox nañ leen ci cër gi war bile intellectuel arabisant ràññeeku woon na lool tamit ci prise de position yi mu doon def te ragalut ci woon jàmmarloo ak kenn rawatina politiciens yi nga xamante ni ñu nga jàngee ci école yu mag yi nekk ca bitim réew loolee di benn ci yoon wi nga xamante ni bëri na yum ñu fi bàyyil ngir ñu mën ci teg suñ tànk ndax askan wee ngi wéy di jooy di laajte ana Sidi Lamine Niass li ëlëm ñëpp jamono ji nag mooy naka la ñuy def ba amaat benn wala ay nit yuy féete askan wi fu leen Sidi Lamine Niass féete woon na. ñaari at gannaaw ba mu dëddoo kii di magam di Ahmed Khalifa Niass yëkkati na ci ay kàddu yoo am solo moom moomee nag daal dina fësal ne daal PDG bu groupe Walfadjri li mu fi bàyyi ci ndono mu ngi ci loxo yu wóor ñu teewlu ko. jëmm jooju de jëmm la joo xam ne moom rek laa bokkal yaay ci góor ñu bokk dellu bokk baay am nañu benn jigéen mooy Salma ñun ñoo bokk ndey jooju bokk baay boobu bokk ku ñu jàngal bokk ku ñu yar bokk fu ñu màggee bokk lépp loo xam ne nit dina ko bokkal ndey ak baay léegi nag moom dafa nekk nit koo xam ne nit ku jub la ku jubal digganteem ak yàlla jubal digganteem ak nit ñi nekk koo xam ne itam du lekk nger façon bu ne defal nañ ko pour mu changer waxin wala mu wàcce baatam gis ngeen ni woo nañ ko fii ci palais bi dërul ko tapis rouge comme dana kon benn chef d'état bu doon ñëw la loolu yëpp ay façon la pour peeg waaye mu suta wàcc ci foofu waaw ku fonkoon ay waxtoom la fonk jaamu yàlla fonk jàng ak jàngale fonk itam di def ay devoiram impôt bu ci benn bërëm du nangu mu def gannaaw waaw nekk na daal benn nit bu exceptionnel waxuma la ci suñu famille ci biir umma islamique bi tax da ci nekk ci référence yu mag yi la bokk waxuma nga door a ñëw nag Afrique door a ñëw Sénégal waaye bi ma fi defee journal Allahu Akbar mu daw lu mat ay juróom-ñaari weer nekkoon mensuel ma bàyyi moom mu jël man nodd laa doon def moom mu jël julli fajar mu daal ni Walfadjri mu nekk ci at yi ci nekk loo xam ne ëpp na ñaar fukki at jógee ci mensuel di dem jaar ci hebdomadaire ba dem ci quotidien ba pare nag door cee ñambaas rajo télévision internet ay journaux sax def na ko fi loolu nag mérite bu mag la mais surtout côté moral bi nga xam ne moom la am nit ku équilibré koo xam ne li nga war a wax da nga koy wax mu nekk koo xam ne ñun ñoo bokk ak moom day bàyyi mais jàpp ni ñu ci ëppale waa Sénégal wala waa Afrique waa umma islamique bi. mu bàyyi fii kon dona bu am solo moom El Hadji Sidi Lamine Niass ñu koy ñaanal bu baax a baax suuf ci kawam waaye tamit lépp loo xam te ni mu bàyyi na ko fi rek yàlla daal di ko kon aar wekk ko ba kenn du ko jëw ci ginnaawam amiin kon ñu daal di jàll leneen ci lu soxal xibaar yi ba léegi ñu dem nag ci waa société Aquatech mi nga xam ne nag fu mu nekk nii fële ca Petite Côte ba maanaam ca Mbour askan wa fa nekk xajootuñoo ko ñoom waa ca Kirène bokk ñi nga xam ne ñoom ñooy askan wi daal nañu xëy takk ay masque wala sax ay kon mosto yu xonq di ñaxtu la ñu bëgg daal moom mooy li seen forage ba nga xam te ni daal nañu ko teg loxo ñu daal di ko bàyyeek ñoom askan woowee sax ñu ngay joxoñ baaraam tuuma ki nga xam te ni moom mooy sous préfet ba ne daal daf la bëgg wañ seeni loxo Thierno Daf
ginnaaw askan wi yeewoo ci diiwaanu Malicounda ak Guéréo ñi yeewoo ci diiwaanu Kirène ñoo génn ñoom it ngir fësal seen ñàkk ànd ak teewaayu Aquatech ci seen biiru gox ga. ñun ànduñ ci tey ànduñ ci ëllëg lii Aquatech bëgg a def ñun les chefs du village ñun nanguwuñu ko Aquatech bëgguñu ko tey bëgguñu ko ëllëg. forage bii ñu bëgg a jël ci sunuy loxo dañoo bëgg a wane de bañ nañu 100% bañ. benn société jóge fële ñëw ni da koy nangu ci suñuy loxo te bañ koy tabax gisuñu ko dégguñu ko duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg. ginnaaw bi ñu ngàlloowee seeni fulaar yu xonq wàcc ci mbedd mi amal doxu ñaxtu askan wi nee nañu ñoom mën nañoo yore seeni forage ñoomi nen. vraiment Aquatech dafa di bukki boo xam ne màtt na waa Diass màtt na waa Guéréo màtt na Kignanbour màtt na fu nekk ci kii donc ñun bukki boo xam ne say voisins yëpp màtt na leen vraiment ñun mënuñu ko accepter suñu kër. pourquoi ñoom ñu bëgg Aquatech bi nga xam ne partout dafa def gaffe mu ñëw remplacer benn société boo xam ne mi ngi gagné c'est ce que nous ne pouvons pas comprendre. fu mu jaar dégg nañu ne wax dëgg yàlla ça va pas ça ne marche pas. weer bu dee buñ fay ak buñ fay lépp ñoo ngi utiliser suñu ndox jumaa yi duñu fay jàkka yi duñu fay fépp foo xam ne rek kii këru diine nga fa bu fa ndox demee duñ ko fay. askan wi ñaawlu nañu nag taxawaayu sous-préfet bi ginnaaw bi ñu jàppee ne daf leen bëgg a jaay doole. bañ nañu te duñu mos a nangu mukk ngir ne kooka jàngat nañ ci moom ne lu mu yore dalul xel lu mu yore dalul xel. kii fi nekk tey. mooy comité bi moom mi ngi def ay preuve am ñun amuñu problème ndox Aquatech partout dafa am problème ngeen bëgg loo xamante ne benn équipe la buy gagné ñuy remplacer benn équipe boo xam ne am na ay 25 défaites. sous-préfet dafa war a défendre la population du Sénégal pourquoi ñoom ñu bëgg Aquatech muy privé mu bëgg a ñëw noot population du Sénégal. dañoo bëgg ñu bàyyi ñu ak sunu forage parce que am nañu expérience su mën koo joxal ndax ñi fi nekk wóolu nañ leen te mën nañ ko doxal. li leer ba leer. su amee kuy teeru teral dalal jàmm Aquatech du doon askan wi yeewoo ci diiwaanu Petite Côte bi Mbour Thierno Daaf Walfadjri. Thierno Daaf ñu wax nag ci fu mu ne nii coow la nga xam ne juddu na ca groupe scolaire Dior di PA foofee nag fu mu ne nii coow laa ngi ci lu jëm ci lii di fayum mensualité yi. parents d'élèves yi nag ñi nga xam ne ni ñoom ñoo leen jàppale jamono ji di waa société civile bëgg nañu daal di amalub ñaxtu suba ci gaaw a gi ci rond point bu JVC da leen metti moom mooy yeexaay gi ñu gis ci mbirum justice ndax nag mbir yi dañoo demoon clamé ko fa mbaxane doone benn Serigne Gueye. diggante wayjuru ndongo yi ak école Dior ba léegi ab jubo amagul collectif bi jaboote wayjuri ndongo yi jànge ci école Dior jàkkaarloo ak taskatu xibaar yi ca daluwaayu rado ànd ko mbootaay gi dajale wayjuri ndongo ya nekk ca école protestante ñu ngay ñaawlu yéexaay gi ci seen dossier bi leen boole ak waa école Dior ci wàllu yoon. école Dior tey dañu gis benn yéexaay boo xam ne ñu ngi koy def di jël suñuy doom di leen stigmatiser di leen jéem a intimider. pour xamal leen ne ñi seen parents yi nekk ci wàllu kayit yi ñi ñu déposé au niveau du juge duñ leen jël te duñ leen jox seen certificat de scolarité fii ay kilifa ñoo fi nekk kenn yan wàllul donc su avocat bi ñëwee tey ne moom reconnaître ndax ñun ay parents d'élèves la ñu dem indi kayit yi jox ko mais kooku juge daf ko war a tranché. délibéré di àtte bi ci seen diggante ñu dàqoon ko ba altine juróom-ñaari fan ci weeru décembre bi ñu dégmal gannaaw bu tribunal grande instance bu Dakar dégloo woon l'avocat yi wayjuri ndongo yi ak direction di njiiti école Dior maître Babacar Ndiaye di avocat wu collectifu wayjuru ndongo yi di ci am yaakaar waaye di waxit ci jaadu gu seenu xeex jaadu. dañ ko war a régler benn yoon par la voie de la justice ñoo xam ne au moins am na benn jurisprudence ba xam ne leer na mës na fi am ñu ni lii mooy di bëgg a fayloo xale yi 3 mois loolu warta mën a nekk nga xam ni ëllëg képp ku bëgg a xotti orma loolu daañu ne la en 2020 lii amoon na fi te justice nii la taxawee bu waa doo ko def je pense que loolu moom mooy idée moom mooy vraiment li jiital ak lu la nga xam ne moom moo lal combat bi parents d'élèves def te man personnellement en tant que aussi personnellement parents d'élèves je les encourage maa ngi leen di encourager quand même ñu gën a taxaw xam ni ñoom ci droit nañu nekk.
Guy Marius Sagna ñëw dooleel si ñi nga xam ni ñooy waajuru ndongo yi di sàkku ci kilifa yi war wàllu njàng mi ngir ñu mën a taxawal ab association di kuréel gu boot mboolem waajuru ndongo yi ca école Dior. école Dior c'est une zone de non-droit boo xam ne lu waay neex def et donc nous interpellons l'État du Sénégal et les parents d'élèves cotisent chaque année seen 1000 francs pour association de parents d'élèves groupe scolaire Dior ne du fi am tey du fi am ëllëg mais xëy na tamit c'était pour anticiper ci genre façon yi bu amee crise que les parents soient émiettés éparpillés parce que association de parents d'élèves mais doole la xëy na tamit c'était pour anticiper ci lii moo tax nag ñuy interpeller IEF di interpeller IA di interpeller ministère de l'éducation nationale. ñuy xaar délibéré bi ni ki altine waaye kuréel gi jaboote ndoy juru ndongo yi ca groupe scolaire bii di Dior fas nañu yéene sumb yeneen i xeex ñu ngay waajal sax ab toogaanu ñaxtu samedi ji bu fukki waxtu jotee ca rond-point JVC. Serigne Gueye ñu wax nag ci néew Pape Bouba Diop mi nga xam te nag ñu ngi koy xaaral ni tey jii ci ngoon ci aéroport Blaise Diagne bu 15 heures toftalee 25 minutes maanaam daal ñetti waxtu bu toftalee ñaar fukki simili ak juróom ki nga xam ne mooy njiitu réew mi nag moom moo ko fas yéene daal di kon dalal foofee waaye tamit daal di ko nag sargal daal di ko élevé ci rang de chevalier de l'ordre du mérite ñu jébbal ko boromam suba ci gaawa gi fële ca diwaanu Tëngéej. ñu wax ci lu jëm ci njàngum arab ambassade bu Arabie Saoudite nag dem fële ca fi nga xam te ni moom mooy Louga foofee nag ambassadeur ba daal dinañu fa ibbi ab centre bu bees boo xamante ni dañ ko jagleel waa Sénégal centre boobee nag dañu ko jagleel ci li nga xam ne moom moo jëm ci njàngum alquran ak ñi nga xam te ni ñoom ñooy kon ndongoy Sénégal yi ñu leen mën a jàppale ba ñu mën a gën a fës ci njàng mu kawe mi ci làkkum arab kii di Fahad Al Dosri moom mooy ambassadeur bu Arabie Saoudite daan na yëkkati ay kàddoom dénk ko suñu naataango Oumar Kayre. والآن التنسيق أيضا جاري مع وزارة التعليم الوطني في جمهورية السنغال. nee na ñu ngi am rapport bu baax ak diggante ñoom ak ministère de l'éducation nationale bu Sénégal pour amal fi benn centre bu mag a mag buy jàngale arabe boo xam ne dañ koy def fii nga xam ne li ko tax ji jóg moom mooy jàngale langue arabe centre boobu ci biir Sénégal dañ koy def moom mooy doon siège am mais mbooleem sous région bi dañ ciy jëriñu centre boobu nag li ko tax a jóg mooy jàngale langue arabe kese ak moyen de communication yu bees yi ak technologie yu bees yi nee na ñu ngi aussitôt ñu ngi def ay relation ak l'enseignement ministère de l'enseignement supérieur pour gën a renforcer langue arabe ci biir école yi nee na loolu moom mooy li nga xamante ne si dinañ ko def muy deuxième point bu am important ci année 2021 nee na léegi rek doon na si waxtaan ak madame présidente gouverneur bi sànq pour xool nañu def ba renforcer njàng mi fii ci institut bi surtout lu jëm ci wàllu technologie gën ko renforcer fii ci institut bi. ñu leen fi amal benn concours pour ñu mokkal alxuraan karim nee na bu fekkee te fii ci Louga rek di leen fexe ba institut bi jàppale concours boobu nga xam ne moom mooy am en plus ambassade bi tam aussi di leen dugal seen loxo bu baax a baax pour jàppale concours boobu. ñi nga xamante ne si ñoom ñoo gagné ci concours boobu di leen ubbi ñu mën a bokk ci concours bu mag bi am ci Arabie Saoudite ak mu jot. nee na ci ginnaaw at yu weesu amoon na benn étudiant sénégalais bu gagné woon mel waaye yii di ñu tamit di leen gisaat yeneen étudiant sénégalais yu gagné ci concours alxuraan nee na institut bi ñu ngi xalaat waajal pour gën koo réformer. المعهد مقبل على مرحلة تطوير كامل إن شاء الله تعالى. ñu yegg si nag ci ponk bu mujj bi ci xibaar yi di li ci yéenekaay yi ki ñu koy faram-fàcceel di Abdoulaye Bob. mbokk yi wolof Njaay day faral di wax naan Samba mënta mën kanam mën ginnaawam waaye El Hadj Seydi Lamine Niass gi ñaari at ginnaawam ba mu dëddoo ci laa weddi yooyu la kaddu gëm ni Samba mën na mën kanam mën ginnaawam ndaxte Seydi nag yàlla dimbali na ko ba mu mën ginnaawam Walf Quotidien ginnaaw ba mu fi jugee kii di Tidiane Kassé ak Jean Meissa Diop nettali nan lañ doon dundee ak Seydi Lamine Niass moom président directeur général bu groupe Walfadjri moom Jean Meissa Diop di nettali Seydi Lamine Niass ba ñuy door ca Médina Sacré-Cœur ba ci Front de Terre Jean Meissa di fàttali bool ba ñuy sukkoon ak Seydi Lamine Niass
moom mi doonoon seen président directeur général doon bokk ak ñoom añ ak reer na mu leen defe woon rek nawle moom kookile di Seydi Lamine Niass ak nekkinam ak ngëm-ngëmam boo daan xool kanam ga yenn saa yi mën ngaa jàpp ni sax ku jaaxle la waaye xol ba dafa leeroon ak mébét ak yéene yamu amoon xol bu rafet loolu Tidiane Kassé ci yéene kaay front de terre bi di ko dëggal ne yéene Seydi Lamine Niass ginnaaw boo mu taxawalee Walfu Quotidien Walfu FM ak Walfu TV bis ñëw na mu gis ab yéene kaay ba nekkee fële ca Japon doon liggéey ak ay hélicoptère di ci def ay reportage Sidi mébét loolu namm loolu ba bis ñëw mu réaliser lu mel noonu la ci Walfadjri xol bi rëy loolu demoon na sax ba bëgg ab journal boo xam ne day doon journal panafricain boo xam ne bu génnee Afrique yëpp ñoo koy liirandoo Seydi Lamine mébétoon ko ginnaaw Walfu Quotidien gi mu jàppoon ni war naa firi ay laafam ba wër adduna moom Tidiane Kassé ne xol bi dafa yaatu woon ba mu gis ni lépp loo xam ne am na feneen rek moom war na ko mën a def moom El Hadji Seydi Lamine Niass naam yenn saa yi koppar yi daaw fu ne ak moyens yi waaye yéeneem dafa yaatu woon ba foo ko natt rek moom weesu na ko liggéey ci presse nag lu kenn liggéeyul waaye yéeneem boobule bu mu ci tiddee moom Seydi Lamine Niass ndaxte kii di Cheikh Niass di président directeur général groupe Walfadjri mooy dëggal ni li olof naan ku jur doom rek jugóowoo fi Cheikh ne mébétu waajuram tax na mu simmi mbubbum avocat am fas yéene nag taxaw temm ba téeméeri at yu groupe Walfadjri yi mu jàpp ni groupe Walfadjri war na ko am moom Cheikh mu yeggali ko te mën naa ne de ndaxte mbiri jafe na waaye teewul mi ngi ci ay chantier ak liggéey ngir rek mën a taxawu kër gi ba yéene waajurum wu góor woowule di El Hadji Seydi Lamine Niass moom Cheikh Niass mu yeggali ko te nag xeex boobule da ci soxla ay renfort moo tax mu jëli ñeneen ñoo xam ne bàyyi woon nañ Walfadjri Cheikh xëccaang leen te nee na keneen ku bëgg a ñëw tamit te mën a amal njëriñ Walfadjri ibil na la bunt bi ndaxte dafa jàpp ni Walf ca kanam lan war a wax moom Cheikh na loolu du yomb nag ndaxte nag daa am ñu nekkoon ci naaj wi ba tey jii bu ñeneen ñee fekk leen fii mun naa am buuxante waaye loolu lépp dañu ko gérer rek mu ne nag ñi ngi liggéey di góorgóorlu du ay koom-koom ngir soxali kër gi naam jafe na waaye publicité yi ni ñu koy séddalee fii ci mim réew di Sénégal moo indi jafe-jafe yi waaye liggéey bi dinañ ko wéyal te duñ toqi benn yoon moom Cheikh Niass ne ibbil nañ ñëpp bunt ngir publicité yi waaye tamit tëjul buntam ci kii di président Macky Sall ndaxte nag nee na moom mooy njiitu réew mi te nag saa su ko soxlaa woo ko mu dem wuy ji ko waaye du tax Walfadjri fa mu tegoon tànkam mu jige fa maanaam mu doon kër goo xam ne nag du fi nekk di xalamal kenn wala muy tëggal kenn ay jungjung ndaxte nag contre nguur waaye askan wi lan fi nekkal tollool day wéy moom Cheikh wax ci diggante mag Ahmed Khalifa Niass ne na Ahmed Khalifa Niass naam amoon nañ ay jafe-jafe waaye nag fii moom moo fi seen i bàyyi te fépp fu Seydi Lamine Niass taxawoon ma ngi fay taxawu njabootug Seydi Lamine Niass mu ne Ahmed ñu bëri jàpp nañu ko jafe la waaye dafa dëggu rek Cheikh ne Ahmed sama bàyyi la Baye Modou Kara sukk na jébbalu Sénégal yéenekaay bi di la témoin ne sëñ Modou Kara mi gars yi doon jébbalu ci moom jébbalu na yéenekaay bi di Rewmi Quotidien ne dafa jéggalu ba léegi ci enquête mu feddali ay kàddoom sociologue bii di Ousmane Ndiaye wax ci jëf joojale ñu jàppee gars yi sëñ Modou Kara yi mu ne loolu lépp li ko indi mooy ñenn ñi dañoo dem ba teg sëriñ si fu ñu tegul kenn moo tax yéenekaay bi di Source A def gëstu ca camp ba nekkee ca diwaanu Wakam kii di Antoine Mendy ñu gën ko xam ci turu Ndama Mendy ci déggoom ak doomu Baba Diaw ci la taxawalee base boobule waaye nag daf mel ne ñi ànd ak sëñ Modou Kara ca diwaan ga ñoom ànduñu ci woon loolu tax indi woon na coow seen diggante ca diwaanu Thiès ci ndaje moo xam ne sëñ Modou Kara dafa doon amal mu xajamoon lool ci diggante gars yi Kara sécurité yi Kara di wax ci yéenekaay bi di Les Échos ne moom mi ngi jéggalu teg ci nag dafa am gàcce moo tax sukk na jébbalu ni ko yéenekaay bi di Le Témoin waxee ki sukk jébbalu ci kanamu président Macky Sall du kenn ku dul Idrissa Seck moom Idi yéenekaay des médias bi di La Tribune ne Idi ginnaaw ndaje mi àndoon ak Macky Sall yi doon amal waa Benno yi Idi nag teewoon na fa waaye dafa nekkoon di show rek Idi daal jaayu la fa nekko woon ndaje mi nag doon amee ca Palais réunion ba ci diggante Macky Idi ak Moustapha Niasse ak ñeneen ñi Aminata Mbengue Ndiaye nag teewoon na fa Macky Sall nag mu mel ne comme solal tubéy rek ngem laa ngi lay xaal wala caleçon moom président Macky Sall mbaadu dafa nekk ci tànk yi kii di Aly Ngouille Ndiaye mu mel ne liy xeeñ seen diggante ab attentat la ndaxte maire ya nekkee ca diwaanu Linguère ñoom ñëpp Macky Sall convoqué na leen petoo ak ñoom doon waxtaan ak ñoom waaye Aly Ngouille Ndiaye bokku ca moo tax yéenekaay bi di Sud Quotidien kii di président Macky Sall jamono yi bokk moomeel ya mu moomoon moom président Macky Sall dafa mel ne joxe na ko de jox na ko gan yi ñëw ci partem yees wala mu jox ko ku jég politique loolu nag bu wéyee mën nañu ñàkk lañu yoroon de te nag alalu ko sàggan ku farlu rek moo koy mujjee mbaadu fa ñuy mujj mooy fa ñu jógee woon yéenekaay bi di Le Quotidien couvre-feu mën na am fii ci mim réew di Sénégal de ndaxte corona bi naan dafa nar a amaat beneen ko waag ndaje yi ak dankaliko yi nguur gi tere ko teg ci nag masque yi ñëpp di ko takk moo tax nguur gi takkaat na masque yi ni ko yéenekaay bi di Le Quotidien waxee loolu tax couvre-feu kenn dàq ko ni ko Abdoulaye Diouf Sarr waxee ci yéenekaay bi di L'As wax ji yëpp tey ji moom mooy Papa Bouba Diop yéenekaay bi di critique dellu soir ci Papa Bouba Diop ak sargal gin ko nar a sargal fii ci mim réew di Sénégal chevalier du mérite di raaye gu rëy fii ci mim réew di Sénégal lan ko fas yéene takkal ginnaaw ba mu fi jugee bu wàccee tey ci Ndakaaru nag président de la République dina ko gàttandu ñu gunge ko ba ci këru dëggam ca dàngu fële ca diwaanu Tëngéej moo tax yéenekaay bi di critique ne Papa Bouba Diop dem na waaye nag jugee gu fi ndaxte gaynde gi daanu na waaye feeñal na doomam jii di Aron Diop moo tax yéenekaay bi di critique ne le roi est mort vive le prince ni Sidi Lamine Niass ak Cheikh Niass kon Cheikh eggalil ñu koy jaajëfal Omar Bun Khattab Gueye ñu leen di ñaanal ñoom ñëpp suuf daal di woyof ci seen kaw
kon mbokk yi fii la ñuy daal di yëkkatee jotaay bi jaajëfal ñëpp ñi nga xam ne jàpp nañ si ba mu yemb jaajëfal leen ci ànd bu rafet bi fii ci leeruk jamono baatu askan wi xam leen ne seen kóol tamit suñu mbégte li ñaan borom bi nga xam ne dara teew ko mu aar ñu laax ku ñu fa yàq yeggul ñi ndoog jàmp subaak jàmm.